ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen njàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci xew-xew élection locale yi nga xam ni yaakaar naa ñun ñëpp ñu gisandoo tendance yi waaye suñu jàngatu tey ñaari pàcc lay doon. première partie bi askan wi lañ koy jagleel d'abord ndax bu élection yi demee woon neneen yaakaar naa askan woowee la ñuy njëkk a joxuñ baaraamu tuuma ne ñoom ñoo bëggul changement ñoom ñoo bëggul soppi anam gu bon gi ñu yore seen réew. ndax ñun ñii rek avant élection locale yi defoon nañ benn vidéo spéciale ci lan moo war a doon taxawaayu électeurs yi face à ñenn ci politiciens yi leen jàppee ay dof jàppee leen ñoo xamante ni da nga leen di xiifloo ba ñu sonn bàyyi ba élection jot nga neexal leen ñu votel la. mais li ñu gis bët ki démb dafay prouver benn vague de maturité bi ñu nemmeeku ci localité yu bëree bëri ci Sénégal moo xam ci banlieue bi ak yeneen région yu bokkul ak Dakar kon vidéo tay bi ci lii lañ ko bëgg a focaliser. ñëwaat nag ci beneen vidéo muy deuxième partie bi le temps que ñu dajale mboolem résultat définitif yi ñu gën koo nag yaatal moo xam ville mbaa département wala commune bu nekk ñu def benn taxaw seetlu ak leader yi nga xamante ni ñoo fa ràññeeku waree seen bopp loolu lépp ñu xool lan lañ ci mën a tirer comme leçon ak li ñuy xaar ci ñoom. waaye askan wi population bi seen taxawaay ñun lii moo ñu gën a intéressé d'abord. ngir ñu àndandoo jàngat ni électorat ak mentalité sénégalais yi évolué ci yenn dëkk yi li tax ñu ne yenn dëkk parce que am na ñoo xam ne ñoom ba tey ñoo ngi nelaw lànk bañ a yeewu mais ñi nga xam ne ñoom noppi nañ ngir yeewi seen bopp ñun ñii ñoo ñu intéressé non seulement pour pouvoir bi fi nekk mën ci tirer ay leçon xam ne yenn xeetu politique yi xewi na mais aussi opposition bi gagné localité yu bari ci Sénégal ñoom tamit xam ne askan wa leen faloon teg nañu leen bët. sas nañu leen te taxaw nañ di leen xool. lan moo xew avant élection locale yu 23 janvier 2022 te muy prouver que ne askanu Sénégal noppi nañ ngir changement. gis nañ waa Benno génne benn communiqué di dox suñu xel naan lii dafay prouver que ni système de vote bi am Sénégal dafa fiable lépp jaar na yoon kenn mënatu fi sàcc élection déedéet demeewul noonu système bi musul baax. dafa fekk ni askan wi ñoo décidé génn dem voter ji massivement. lan moo xew avant élection yi pour prouver que ni système bii ni baaxul defuñ benn campagne pour inciter jeunes yi ñu dem bindu ci liste électorale yi parti opposition bi ñoo newoon di def liggéey boobu alors que ministre de l'intérieur jox nañ ko ay moyens pour loolu mu lànk bañ koo def ndax lan bëgguñu population bi nga xamante ni 80% yëpp ay jeunes lañ te jeunes yooyu noonu gëmuñu leen. ñu ne nañu leen nëbb élection yi buñ ko yëg ba opposition bi ñoo mujj envoyé seeni militants sur le terrain pour sensibiliser ndaw yi ñu dem bindu ji. benn ngi nii yàlla def seen yaakaar tas jeunes yi dem bindu ji massivement wala ni noppi nañ ngir jëlee leen fi ñu dem ba carte électeurs yi génn ñu téye leen lànk bañ ko distribuer rax ci dooli defaatuñ benn communication pour xabaar ne carte électeurs yi ngeen war a voter disponible na. Ziguinchor Kaolack Dakar ak région yu bëree bëri ñu lànk bi ñu jébbal carte yi. suñu carte nga bëgg a jot tey. avant la couche du soleil. nañu génne carte yi jox ko nit ñi ku si nekk def sa devoir citoyen lu urne yu joxe ñu xam ne lii la urne yu joxe. gis ngeen bureau baa ngi nii carte yëpp fii la ñëw dugg moom Mara moo dugg sax jël carte yëpp mi ngi nii dara desu fi carte yëpp jël na ko yóbbu daw. Mariama Ndiaye taal otoom fekk ko ci ginnaaw jël carte yi dem ak moom lii mooy li am gisoo ñu ñëwoon pour jël seeni carte ñu ngi nii. depuis démb ñu ngi fii depuis démb si suba guddi bi nii ñu ngi xaar pièces yi te lu ma jëni jaaxal tout à l'heure bu ñu yegsee dañoo dégg ko am information comme quoi am na benn gaan apéris bu daan joxe fi ay pièces après police teg na ko loxo yóbbu nañ ko police yaa ma tooñ. donc lii moo amoon avant élection locale yi. pouvoir boo xamante ni bëggul woon askan wi dem voter ji massivement ndax xam ne xel ni ay minorité lañ ci réew mi benn pexe moo leen dese woon mooy gannaaw bu ñu empêché ñenn ci askan wi voter mooy xool zone yi ñu ëppee doole ñoom ëpp fay militant jël leen nag transféré leen ci localité yi ñu gën a néew doole pour combler le gap. def nañ ko Dakar Saint-Louis Ziguinchor ak dëkk yu bëree bëri. ñu génneel ma seen carte d'identité kenn ki mi ngi nii. école Fass Mbao lay voté keneen ki mi ngi nii école Fass Mbao lay voté te du lii rek yàgg nañ ko def boobu ak léegi te li ci gën a yéeme
mooy ñoom ñëpp bu ñu leen indee adresse bi ñu leen di jox même adresse la mooy numéro 13 Castor numéro 13 xam naa ña fa dëkk mbooloo mu ni toll dëkku fa daayira amu fa université amu fa école franco arabe amu fa sama gars yi naan ma ay étudiants lañu jéeg yooyu mën nañu nekk étudiant. les voilà ils sont pas de maths regarde les voilà onon ngare naa de wallahi mon ngare c'est déjà la preuve est là wallahi. donc conditions yi la ñu demewoon élection locale yu dimanche 23 janvier 2022 maanaam sàcc nañu nag ba doyal ndax résultat yi ñu am ñoom waruñu ko woon sax obtenir ndax empêché nañ ñu bari dem voter yi mais population bi moo déterminé woon li koy prouver mooy Patte d'Oie transféré nañ fay centaines d'électeurs ñi ñu changé leen seeni lieu de vote te tàgguwuñu leen ñi la dem seeni centre ñu ne leen nekkoo leen ci liste yi mais malgré loolu lépp pour décourager la population Maïmouna Dièye bu Yewwi Askan Wi lañ fal parce que askanu Dakar Patte d'Oie ñoo décidé dem voter en masse bu ñu découragé woon rek Benno gagné foofu moo tax ñu doon insister ngir nit ñi dem voter ji ndax loo mën a sàcc bu askan wi génnee dem voter ji massivement malgré électeurs yi nga transféré lépp mënoo gagné. seen beneen méthode aussi moo newoon achat de conscience jënd baatu askan wi pour ñoom peuple bi ay doomi aadama yu amul benn xalaat lañ yoo xam ni seeni choix électoraux dafay am njëg moo waral nga gis ku ci mel ni Amadou Hott koo xam ni avant élection locale yi boo duggoon yëmbal dugg kër ak kër di laaj turam mënuñ la wax kii la musul toog fenn di tiitaroo ni man yëmbal laa bàyyeekoo parce que amoon na complexe ne man banlieusard laa Macky daal di koy ngemb muy door a dellu yëmbal jàppee leen nag ay ngaaka ñoo xamante ni gëmuñ dara wër di may ay millions pour nee na dafay jënd askan wa. gannaaw centaine de millions yi mu doon wër di séddale ngoonu dimanche 23 janvier askanu Yeumbeul Sud ne ko ñun Bara Gaye moo ñu doy ndax jëmbal na fi ay projet yoo xamante ni doy 25000 doy 50000 ñu lay may nga lekk ko ci ñaari fan mais ay projet de développement la yoo xam ne njariñu ñëpp lay doon. mentalité bii nag banlieusard yi am bu fekkee ni pouvoir bi ñoom tiirewuñ ci ay leçon def ci jàngat ñu xam ne ñoom dootuñ yeewu gaa yi da ngay indi sa xaalis mi ngi mel ne ngay dem di labat jigéen di ko bëgg au lieu que nga won ko jikko yu baax ak ay qualité mais ngay doxaanee xaalis di jaay jomma ñaaw dañuy lekk xaalis bi mu lew leen domm ndax alalu borom barke la bésu tànn bi nag ñu choisir ki leen doy. jërëjëf merci. Kër Massar Pikine Ouest Guédiawaye Parcelles Assainies Grand Yoff Diamaguène Sicap Mbao Thiaroye-sur-Mer Tivaouane Diacksao ñii ñëpp taxawaay bii la ñu am ci élection locale yi daal di prouver que ni banlieue bi duñu ay naxa-naxa yu ñu corrompre ci wàllum élection loolu jeex na. dañ leen rek joxaat beneen exemple muy Golf Sud ku ne xam ne ni kenn ci bàjjenu góor jigéen yi muy Aïssatou Sow Diawara moo fa newoon maire élection yi ñëw comme que ñoom respecté wuñu askan wi Benno Bokk Yaakaar maanaam Macky Sall choisir Lat Diop mooy directeur LONASE ngir mu wuutu ko moom Aïssatou Sow Diawara ñoom ñaar daal di ànd def benn say ngir jëlaat mairie bi waa ji li mu tuur ci xaalis ci Guédiawaye Golf Sud kenn xamul lu mu toll te pourtant benn jeune bu Pastef muy Khadija Mahécor Diouf yorul millions yi Lat Diop yor amul at yi Aïssatou Sow Diawara yor coalition am amul budget wu milliard pour campagne bañ na ko baskan wi ñu leen doon cotiser moom la waa Golf Sud tànn ngir mu doxal mu duma leen ñoom ñaar ñëpp duma yu métti lan la convaincre askanu Golf Sud programme fii la niveau électeur sénégalais yi toll il faut que suñu gouvernement yi xam loolu dafa am benn vieille méthode bi fi newoon te vraiment xewi na beneen mbir bu koy firndeel Aliou Sall mi ngi nii ci suñu milliards la toog kuy corrompre moo la gën a nekk corrupteur li mu yor du ko génnee di joxe facilement ndax du ko sàcc liggéeyu ko Ahmed Aïdara moo ko duma yu métti ci ville bu Guédiawaye te yorul moyens yi mu yor
Moussa Sy di meeru Parcelles Assainies dafa war population parcelloise yi dem transhumé pour moom waa parcelle ay nit yu ñuy transporter lañ di leen diri nu mu leen neexee waa parcelle ne tekk di ko xaar bàyyi ba local yi jot ñu dem fal ku ñaan Jamil Sané dóor ko fu moom itam. Cheikh Tidiane Ba bu caisse de dépôt de consignation moom it opération tour xaalis la doon góondee waa Médina ba noppi yàpp leen yàpp ku doy ni ñoom waa Médina di leen organiser lay concert mel ni goney Médina ñoom seen avenir yépp dañ ko bëgg a wéer ci ay ambiance ak fo gars yi daal di lekk xaalisam ba noppi dem votel Bamba Fall. donc yenn xeetu politique yi daf fi jeex te il faut que benn classe politique bi comprendre loolu noonu te liggéey ci ay programme xool beneen méthode bu ñu mën a convaincre population bi. beneen mbir bu ñu nemmee ko également mooy askan wu wóolu ay ndawam ndax ku ne xam ne ni politique bu Sénégal liñ fi yàgg nemmee ko mooy ñu toll yenn at yi dong la ñu wóoloo fal mais bi yoon dañoo gis askan woo xam ni dañoo jël ay ndaw ay xale am ay compétence dénk leen ngir ñu doxal seeni gox. boo jëlee dëkk bu ci mel ni Yoff jeune bu ñu naan Issa Laye Samb moo fa gañe Diouf Sarr làpp ko fa làpp yu métti Sangalkam aussi beneen jeune bu ñu naan Pape Sow moo fa gañe ministre Omar Gueye yéen a koy fàttaliku moo fi sàccoon suñu xaalisu inondation bi. nga dem également Tivaouane beneen jeune buy wéyu ci tur Gorgui Dia moo jël département bi. lii li muy prouver mooy jeunes yi am nañ place ci langum politique bi mën nañoo toog fa ñuy décider apporter fa la ñu xam bañ a contenté wu rek ci doon ay al toppe. kon ñun bu amee lu ñuy wax ndaw yi rawatina yéen ñu ci baree bari ñiy seetaan mooy politisez-vous intéressé wu leen ci politique dugg leen fa ñuy décider bokk ci ñuy définir ci ñuy doxal ak lay jëmale kanam seeni gox. lii itam jàngat bu ñu def la ci local yi muy wóolu gi askan wi wóolu ndaw yi. mais dafa am aussi yeneen région yoo xam ni souvent dañ leen yàgg considéré comme benn électorat boo xam ni boo récupérer seen leader rek récupérer nga leen te ñu nemmeeku fa benn évolution bu jéggi dayoo muy Thiès Kaolack ak Ziguinchor. ku ne xam ne ni Thiès ku ko mësaan dégg sa xel ci Idi lay dem moo waral turu Ndaamal Kajoor ba tax na ba ko Macky Sall jëndee ñun duñ ne sax ba mu jaayee ngorom ndax Idi musul am ngor ku ñàkk jom la donc ba ko Macky jëndee ni jaam dafa jàppoon ni itam que jëndaale woon na itam askanu Thiès gépp. mais élection locale yi waa Thiès dañoo wane ni ñoom duñu ay objet yu ñuy commercialiser duñu ay bétail électoral ba benn politicien di leen këll-këllee non seulement dañ ko yuuxoo bureau ba mu doon voté ba noppi daal di koy sanctionné wëlbatiku nag porter seen choix ci docteur Babacar Diop mi nga xam ni dafa indi beneen vision muy lay gelwaar dekkil valeur ngor ak looy jombale sa bopp. ñu jox ko ville bu Thiès ba noppi nag jël yeneen communes yi jëbal ko waa Yewwi. Thiès Est ñu jox ko Ousmane Diagne Thiès Nord ñu jox ko Birame Souleye Diop Thiès Ouest ñu jox ko Mamadou Djité jël département bi ñu jox ko Mamadou Mboup. nga ñëw Kaolack ñëpp xam nañ ni depuis 2012 ku fa Macky Sall jiital yaay gagné ci local yi ñu investir fa Pape Demba Bitèye ak Mohamed Ndiaye Rahma ñu tuur fa ñoom itam xaalis bu baree bari. am nag soutien wu yenn kilifa du ñëpp ñoo xam ni demoon nañ ba jàpp ni seen influence mënoon naa dicter choix wu taalibe yi jarul ñu cité tur ndax kilifa kenn du ko tiiñal ñun ñëpp ñoo gisandoo li xew gis ngeen ci ay vidéo benn kilifa taxaw di giñ di waat mel ni mooy suñu borom te gis ngeen li yàlla def. mais juste pour wal leen ni Sénégal au 21e siècle liñ doon wax ay weer ci ginnaaw taalibe yu xam seen wareef la ñu am ñu conscient par rapport ak ñoom li ñu bëgg kenn kuy wooye sa bopp sëriñ mënu leen influencer. Pape Demba Bitèye ak Mohamed Ndiaye Rahma yi jàppoon ni xaalis mën naa jënd ñëpp la population bu Kaolack wan ginnaaw tànn Serigne Mboup ndax programme bi mu leen jaay. kaaw Serigne Mboup moom daa ci revenir ci beneen vidéo comme ni leen ko waxee ndax moom it beneen jàngat la ci ne école daara bi ñuy soofantal xeeb ña fa génnee jàpp ni duñu ay intellectuel moo nekk di renverser lu baree bari ci réew mi te ñu war ci préparé wu te xam ni moom ak ñu mel ni moom noppi nañ ngir défier le système. kon élection locale yi Kaolack daf ci wane beneen xaar kanam ndax nag dëkk bi mënuñ nekk di soutenir régime boo xam ni depuis bañ fi nekkee amuluñ leen benn njariñ mais teewul chaque élection Macky Sall tànn ka fay toog tey Kaolack waaye taxaw ne loolu jeex na. kon gàcce ngaalama waa Kaolack Kër Madiabel dëkku Moustapha Niass bi nga xam ne moom itam dañ ko fa duma Medina Baye ak li ko wër ndax fulla gu mat sëkk laskan wa wane ci élection yi. ñeneen itam ñu wane fulla gu mat sëkk
gannaaw ba leen Macky Sall défié woon ñeenti weer ci ginnaaw mooy waa Touba ñoom Macky Sall def leen défié woon ba ñuy inauguré hôpital ba. xam naa ne daal fii moom fii laa wax fii combat mënu fi am élection yi ñu jëm moom élection locale nag yàlla moo baaxee Touba moom daanaka benn liste fi am liste boobu nag liste Benno Bokk Yaakaar lay war a doon kon mel na nu 15 yi daanu na mu des waa Mbàkke nag yéen na ngeen góorgóorlu de. ku ne xam ne ni Touba commune dëkk bu Touba dafa am benn statut spécial maanaam sëriñ bi mooy tànn kay jiite gox ba donc bu ñuy voté pour commune bi pas département bu Mbàkke ndax boobu électeur bi mën na am tànneef yu bare bari mais booy voté pour commune bu Touba ñaari liste lay doon benn mooy liste ki sëñ bi tànn mais comme que mënul nekk benn liste dong booy voté dañuy teg ci wet bi beneen bulletin muy bulletin blanc muy ñaar yàlla def kuñ naan Abdou Lahad Ka di seen maire moom la ñu jiital ci élection locale yi mais wax ji mooy waa ji Benno Bokk Yaakaar la bokk comme que nag askanu Touba amuñu largement le choix te ànduñoo ak Abdou Lahad Ka ak Benno Bokk Yaakaar Touba moom lu waay mënti wax depuis ba Macky Sall faloo mosu faa gagné donc lan moo xew ci élection locale yi weesu majorité ñi voté ñëpp bulletin blanc la ñu votel maanaam liste Abdou Lahad Ka dafay nekk nii bulletin blanc nekk nii ñu daal di jël bulletin blanc maanaam bu weex bi daal di votel alaxam moo waral Touba gannaaw bi résultat yi génnee ngeen dégg Benno Bokk Yaakaar am nañ 29 voix bulletin blanc 103 voix maanaam ñi votel alaxam moo ëpp ñi votel Abdou Lahad Ka askan wa ñoo rejeté liste Benno Bokk Yaakaar ne bëgguñu ko naam gagné nañ fa mais maire bu illégitime la ñu am ndax population ba voté luñ ko bu doon keneen dafay démissionné lii message bu rëy a rëy la ndax dafay prouver maturité population bu Touba contrairement à ce que ñu bari lu ñu foog jàppee leen ay fanatique bokk nañ ci ville yi gën a yeewu moo tax local yu 2022 yi dafa wane beneen facette électeur sénégalais yi révolution mentale ak citoyenne bi nekk di xew ñu bari rendre ci compte. gannaaw loolu Ziguinchor aussi li amoon Thiès lañ fa nemmeeku woon ay at ci ginnaaw maanaam région yoo xam ni am nañ potentiel ngir développé wu mais nguur mosu leen faale ni nguur di def mooy xool homme politique bi fa gën a am tur daal di koy jox ndomal tànk ngir moom waa dëkk ba yépp moo taxoon Macky Sall récupérer Abdoulaye Baldé mu transhumé yaakaar ni loolooy tax moom askanu Ziguinchor te li ngeen ci xamul mooy xam nga Baldé ak Macky Sall bi local yi di jub si neexoowuñu woon d'après ñoom li ñu wax parce que ñun gëmuñu leen ndax ay dealer lañ ñun gëm nañ ni Macky Sall moo ne Baldé mu dem ak liste boppam Benoît Sambou moom itam dem ak liste Benno su ko defee Sonko mi nga xamante ni moo gagné woon foofu noonu ci présidentielle yi weesu dooleem daal di wàññeeku carte yi tasaaroo loolu yëpp ay stratégie politique la réeroowuñu moo tax askanu Ziguinchor na ñoom it bi yoon dañuy jël seen responsabilité dootuñu bàyyi benn minorité di leen utiliser di teg dil seeni kaw pour seen intérêt personnel ci lañ fal programme muy Ousmane Sonko ndax gëm nañ ni potentiel économique touristique environnemental et culturel bi Ziguinchor am war na weesu fii mu toll la fa xew résultat yi ñoo ko gisandoo askan wa def nañu seen choix te du xaalis bu ñu leen séddale du caay kaar yi ñu leen yàpp ngir ñu dem voter ji du achat de conscience lii di wane beneen xar kanamu population bu Ziguinchor noppi gi ñu noppi ngir jox seen dëkk beneen jëmm. donc ñun suñu genre yi nga xam ne wutuñ ndombal tànk ay observateur lañ dañu rek rêver pour suñu réew bokk ci réew yi raw situation yu mel nii bu amee rawatina ci gox yu bare bari ci Sénégal askan wi la ñuy njëkk a delloo njukkal surtout ñi nga xam ne pare nañ jëlee fi li bon li fi nekk ndax li avantage ci am askan wu comprendre les enjeux xam luy politique de développement xam luy politique sociale xam lan mooy bonne gouvernance dafay tax ëllëg keneen ku falu xam ne ñii fal ma duñu ay dof ci ay résultats lañ may xaar su ma ko deful wala wëlbatiku jël yoonu ñi ma remplacer maanaam politique politicienne ñooñee ñooy taxawaat dal sama kaw. bu ñu yeggee niveau bii rek acteurs politiques yi comprendre loolu noonu mën nañoo tàmbali am yaakaar ci suñu réew te gëm nañ ni Sénégal mi ngi ci tànk yooyu
kon taxaw bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf